voilà ñi ngi leen di nuyu mbokk internet yi yéen ñi nga xamante ni saa su ne yéen ñu topp ci Sénégal 7 ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax tey ñi ngi fii ci Sicap Baobab ñëwoon ci bergerie Galoya ñëwoon seet si benn grand boo xamante ni monsieur Kane lañ koy woowee saa su ne bu tabaski bi tollee fii muy am opération tabaski yu am solo yu muy def tey nag ñu seet si woon ko Sénégal 7 fas yéene waxtaan ak moom ci xar yi waaye waxtaan ak moom ci ni mu gisee ren xar yi ni mu demee ak lépp ak xaram yi ne fii yëpp nga xamante ni xar yu rafet la képp koo xamante ni ñëw nga fii di nga gis ni xar yi du xaru fawukaay mais dañu koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet yi nga xamante ni ñoo ñuy topp Sénégal 7 grand ñi ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di nuyu mbokku internet yi di nuyu également mbokku éleveur Sénégal yëpp donc man la Abou Kane nekk président FENAFO fédération nationale des acteurs de la filière ovine bi ëmb association yi di yëngu si mbirum xar yëpp nekk tamit gérant bergerie Galoya fi ñu nekk nii di def opération tabaski waaw. mën nga ma ñëwal tuuti ci bergerie Galoya lan moo ko sabab kañ la juddu ak lan moo ko sabab exact lan mooy bergerie Galoya. waaw bergerie Galoya c'est une longue histoire parce que bergerie la bi nga xam ne maa ngi ko créé en 1999 érigé ko nag Sicap Mbao mu nekk nag si loo xam ni résultat liggéey bu yàgg. parce que man dama judd rek judd si élevage fekk suma yaay di yar may toppatoo ay xaram noonu laa def màggaale si ba bi ma njëkkee liggéey suma xaalis bu ma njëkk am si élevage laa ko def waaw donc ba 99 nag ma ne bon jot na nag ma def élevage bi d'une manière professionnelle ci la créé bergerie bi commencé di si liggéey d'une manière professionnelle ba fu mu ne nii. commencé ñaata xar nga commencé woon. oh bon bi may commencé mun naa wax li ma commencé bëriwul parce que suma yaay moom mooy benn femelle suma grand frère may ma benn couple loolu laa démarré ñett yooyu laa démarré bon ba egg fi mu egg nii macha allah. loolu c'était ban année la loolu. oh loolu c'était en 99 maintenant opération tabaski bi nag bi ma demee ba 2005 laa commencé opération tabaski. waaw boobu tamit bon ci laa commencé bokk naa fi su ma ko njëkkul def tamit bokk naa ñu fi njëkk a def bâche génnee xar def ko genre yi daal mun naa wax man maa ko commencé donc ci laa ne bon jot na ñuy def ay bâche VIP mu wane xar yi am parce que xar yi kenn xamu leen ñu bëri xamuñu leen donc mun nañ ñëw teg ay bâche defar suuf si defar affaire ba mu rafet nga xam ni nit ki mun na ñëw jënd xaram. jóge birom ñoo xool jënd xaram delluwaat birom te du tax te du xeeñ waaw donc loolu moo nekkoon idée bi def ko aussi si endroit bi nga xam ni du nit ki su fay dem c'est accessible du am embouteillage et aussi su demee dina am parking ñoo gaare calmement def lu muy def dem ba pare dina am possibilité su ko buggee ñu gardeel ko xaram ba saa yu koy jël si mu yóbbu ko ainsi de suite daal. waaw donc idée boobu bu mu ko amee nag moo tax bi ma njëkkee def affaire bi man ak Gallo Thiel la woon donc ñu ngi koy commencé def point E si 2 voies amitié yi ah. boobu bi mooy ñaata édition ngay participer ci préparation tabaski opération bi mooy 17e édition donc depuis 2005 ba léegi 17e édition. grand léegi wax nga ba tudd parking ba tudd place bi nga xamante ni day présentable ba ki nga xamante ne bu fi ñëwee dina am amour jënd xar waaye dina am amour xam ne fii dafa am sécurisé ak lépp grand organisation bu mel nii nan nga ko xalaatee ak ñan nga ko àndal ba mu yegg fii nii. waaw bon organisation bi dem si ànd ak sumay frère ak sumay cousin ak ñii di liggéey bi yëpp personnel wu Galoya bi. donc ñoom laa si àndal te vraiment di si profito di leen di féliciter di leen di jaajëfal tamit parce que jàpp nañ si liggéey bi xëy na bu doon man kese affaire bi du egg fii mais ñoom dañ si jàpp gis ngeen su opération tabaski su ko opération bi commencé ñoom du ñu nelaw guddi du ñu nelaw bëccëg donc y a aussi sumay sponsor yoo xam ne aussi jàpp nañ si donc loolu yëpp daal. ak suma clients yi parce que bu doon suma clients yi tamit du toll fii di si profité nag di si rendre hommage kooku sax
du suma client c'est un grand frère c'est un ami muy Baba Diaw bu Itok bu ferme Fapo moom depuis suma première année la ma découvrir mu jàppale ma ba fu ma toll nii chaque année day ñëw jënd fii lu bëri te depuis première année am na lu ma waxoon du ma ko fàtte mukk bi may commencé def ma ne booy li ngay def nii c'est très bien nit day am ambition lii dina doon lu rëy incha allah man sawar naa si jàppale ñu mel nii donc mu ma ne fi nga teg sa tànk foofu la continuer rek incha allah dina baax boobu bergerie bi demul woon fenn boobu opération tabaski boobu année boobu maa ngi commencé woon avec une trentaine de moutons juste 30 bon tey jii dépassé nañu 1000 moutons te ba tey jii muy continuer di jàppale di su day ñëw jënd fii ay xar yu bëri tabaski jënd fi ay géniteurs jënd fi ay femelles soutenir ma moralement et tout donc c'est l'occasion de lui rendre hommage donc moom wax su amee ñu si jàpp mun naa wax moom mooy numéro 1. ok grand wax nga ko léegi sa biir wax bi ngay tàmbali 30 moutons nga tàmbale woon tey yaa ngi ci 1000 moutons mais fii nu nekk nii grand ñaata mouton moo nekk fii parce que fii tamit aussi man jàppoon naa ni sax lii rek nga moom mais dañu gis ni côté bële ak côté bi yëpp suñu ginnaaw ay xar la ñaata mouton moo nekk fii nu nekk. bon à peu près 1 millier hein parce que ñun dañuy def à peu près au-delà de 1000 têtes quoi donc à peu près ay 1000 moo fi nekk quoi. ci wàllu sécurité lu ñëwaat ci nga gis ni jamono ji ni mu doy waar ak fi nga ko defee ci lieu bi donc ci wàllu sécurité naka ngeen nemmee bàyyi xel xar yi ci guddi geeg bëccëg beeg yëpp ndax dafa am ñuy monter wala lépp sécurité bi nan la demee. waaw sécurité bi moom dafa am agent de sécurité à part am na ñoo xam ne ay veilleurs de nuit la ñu ñoom guddi ba guddi la ñuy ñëw fii la ñuy nekk dañuy veiller rek duñ nelaw ñoom ñooy garder xar yi. bu boobaa tamit employé yi nekk fii yi nga xam ne c'est une quinzaine de personnes ñoom bu boobaa dañuy récupérer donc noonu la ñu gérer sécurité bi quoi bëccëg bi nag comme il y a une quinzaine de personnes je pense que loolu c'est largement suffisant pour la sécurité parce que quinzaine de personnes bi su ñii di liggéey tamit ñii ñu ngi veiller voilà. donc yéen a ngi fii ba kañ ndax tabaski bi des na 14 jours wala ba 15 jours donc yéen a ngi fii ba après tabaski wala kañ ngeen di déménager wu aménager wu. waaw ñu ngi fii ba veille tabaski en général bon veille tabaski lañ fiy jóge parce que ñun veille tabaski en général suñu yeewoo rek dañuy commencer nettoyer parce que ñun dañuy bëgg toujours suñu site bi ñu nekk. nuñ ko fekkee du ma nee sax dañ koy bàyyi nuñ ko fekkee mais dañ koy bàyyi ci anam yu gën yu nuñ ko fekkee moo tax fu ñu mës a installé vraiment dañ ñu félicité fu ma mës a installé dañ ma félicité bi ma installé 2 voies point E yi amitié gisee liggéey bu ma liggéey foofu dañ ma félicité les voisins directs parce que boobu les 2 voies amitié fi ñuy installé woon dépotoir d'ordures la woon ku am sa gravat sànni ko foofu mais ñun dañuy ñëw nettoyer ba mu set def fa suñuy suuf géej bu ñu paree tamit nettoyer ba mu set bi ñu jógee foofu tamit dem zone B c'est la même chose dañuy nekkoon derrière la perception mais foofu bëccëg sax pour nga jaar foofu problème la woon tellement dafa salté woon mais man bi ma ñëwee lépp laa nettoyer defar ko ba mu baax ba le percepteur en personne génn félicité ma fii tamit noonu laa ko bëgg a defee parce que fii Baobab ren lañ fi ñëw. parce que zone bi ñu doon nekk zone B foofu BRT bi daf fay jaar fii tamit bëgg naa su ma fi jógee suma voisin direct yi vraiment gis ci seen bopp looloo waral nag chaque fois veille tabaski ñun dañu fi nekk ba veille tabaski maintenant veille tabaski bi nag la ñuy toog fii nettoyer yëpp débarrasser yëpp su yëpp setee nag ci la ñuy soog a lal suñu bagage dem daal mais duñ fi nekk au-delà de la tabaski. ok grand léegi dañuy ñëw ci xar yi. danga may wax ndax gis naa fi race bu ne gis naa fi façon xar bu ne donc li ma bëgg a xam mooy exact grand xar yi bi ci gën a yomb ci lu mu toll ci ay njëg. waaw fii xar bu fi gën a yomb 150 000 la parce que quand même ay xaru yer la ñuy def donc xaru yer moom xam nga mënul yomb parce que dañ koy xont dañ si def frais bu bëri donc bu si gën a yomb 150 000 la maintenant nag day dem ba au-delà de 1 million waaw. donc 1 million la yem quoi bi gën a cher 1 million la yem. non bi gën a cher yemul 1 million mais day passé 1 million voilà
du ma mënuma wax exactement fii la yem mais da koy passé day passé 1 million bi mais dans 150 000 lay démarrer ba après 1 million. d'accord léegi race yi façon raasu xar yi nga xamante ni am nga ko grand mu nekk fii laa bëggoon nga limal ma ci benn joxoñ ma leen quoi parce que tamit aussi xar yi dafa rafet grand. waaw fii la plupart xam nga ñaari bâche la dafa am bâche bu nga xam ni xar yu moyen yi ñoo fa nekk ak bâche bu nga xam ni xar yu mag yi ñoo fa nekk bâche bii nga xam ni xar yu mag yi ñoo fi nekk soo xoolee pratiquement mun naa wax 90% yi ay laadum la waaw yii yëpp ay laadum la ah maintenant beneen bâche bi fële foofu yu si gën a bëri am na ay demi sang Touabert laadum métis Touabert laadum am na fa ay métis bali laadum am na fa ay Touabert pur sang mais aussi am na fa ay bali bëriwul mais am na fa donc race yooyu ñoo dajale foofu donc ñoo nekk fële les moutons moyens mais yëpp ay xaru yar la yëpp même régime bi la yëpp dañ leen yeew si biir kër jox leen aliment bu mu doy jox leen ngooñ bu mu doy di leen di faj di leen di déparasiter ak yëpp voilà donc ñoom ñëpp vraiment ils sont dans les mêmes conditions te même qualité de viande bi la. donc laadum yi am na ñoo xamante ni dañu choisir jënd laadum tey ku ñëw bëgg laadum bu ñëwee bu la waxee ni la man xar laa bëgg mais laadum laa bëgg fii nga koy indi quoi. ah bien sûr en général su ñëwee ñoom ñooy def seen choix ñoom ñooy xool bu dee laadum la ñu bëgg wala beneen façon la ñu bëgg. am na si ñoo xamante ne kii xamuñu ay laadum ak ay yeneen femelle ak ay yooyu ñoom xar la ñu bëgg rek quoi. bien sûr la plupart ça c'est ça hein. Bon maintenant il se trouve que laadum race laadum moo gën a rëy mais la plupart du ñu sax laajte ban race ñoom dañuy gis xar bi mu neex leen mu am jëmm waxaale ko jënd ko. maintenant suñu ko waxaale ba jënd ba pare sax lañuy lay laaj ban race la nga ne leen laadum la wala fekk ñoom xam nañ ko mais lu am solo ba am solo ku si nekk yow xam nga sa catégorie bi nga bëgg maintenant soo ñëwee boobu ngay viser mun na nekk laadum mun na nekk beneen race mais comme ni ma wax rek bu fekkee xar yu rëy yi en général laadum lay doon ah ñoom suñu ñëwee dañ koy waxaale suñu paree nag ñu ne leen laadum la wala sax balaa ñuy waxaale sax ñu ne leen voilà pour wan leen valeur li ñu leen di jaay lan la ne leen ah bii race laadum la. mais le plus important c'est pas la race en tant que telle mais le plus important mooy bi xar bi nan la toll deuxièmement nan la mel. ñaata mois la. voilà nan la mel ah d'abord bind bi ah ndax suur na ndax suurul ah ndax kawe na ndax yaatu na ah nan la mel aussi si côté rafetaayam ah pelage bi robe bi béjjën yi genn bi et tout ça mais également âge bi ah su jëmm bi passé ñu xool âge bi. parce que aussi quoi qu'on puisse dire xar bu la gën a nekk xale muy laadum di beneen race xar bu la gën a nekk xale moo la gën a moom la yàppam gën a nooy waaw yàpp bu gën a nooy moom nooyaay yàpp moom si âge bi la dépendre muy laadum di pël di beneen race donc loolu aussi parfois di nga gis client yoo xam ne dañ lay laaj ndax xar bi ban âge la am ah ce qui fait que ñoom am na yoo xam loolu moo leen soxal am na yoo xam ni dañuy na duuf rek am na yoo xam ni na rëy rek am na ñoo xam ne nag dañu xool esthétique bi rafetaay bi robe bi am na ñoo xam dañ leen ne benn melo kese donc loolu yëpp daal ku ko bëgg da nga ko fi fekk leneen lii ah mooy aussi exposé nañ fi ay xar yi nga xam ni ay géniteurs la ay jeunes mâles ak ay femelles ah yi nga xam ne pour ñi nga xam ni dañu bëgg élever parce que di nga gis nit ku ñëw fii rek gis xar yi rek il a envie d'élever boobaa dañu leen ko proposer femelles yi ak jeunes mâles yi pour que mu jënd ko su demee mu yar. yooyu ñaata lay jar est-ce que du yéem a jàkkaarloo. donc yooyu ñoo nekk na la donc yooyu prix yi aajuwul fenn day varier yooyu tamit day varier de 1 million à au-delà de 2 millions muy mâle di femelle yi donc ñaata weer la ñuy am. donc yooyu yu si gën a tuuti peut-être fii yi may indi fii ay 7 mois la ñu am waaw en moyenne 7 mois la ñu am waaw donc yooyu ñoo fi nekk c'est des jeunes mâles et des agnelles yi nga xam ni ay tëng yi nga xam ni mën nañ tëbu voilà. beneen bi mooy yii nu jàkkaarlool grand yu mag yi nu gis nii seen ay mois ci lan ñaata la toll. non yu mag yi bëri na am na si yoo xam ni yu si gën a tuuti âge 1 an la ñu am na yu am 1 an et demi am na yu am 2 ans am na ñu fi gën a âgé 4 ans la ñu am mais su ñu amee comme laadum yi ñoom comme dañ leen di yeewu quelque part dañ leen di dugal quelque part di leen di engraisser ak yooyu donc seen yàpp même su ñu amee 4 ans seen yàpp du dëgër. voilà donc entre daal 1 an ak 4 ans
xar yu mag yi ci la ñu nekk daal. ok grand ñi ngi lay jaajëfal xam naa dañuy wax gars yi rek képp koo xamante ni bëgg nga lu baax bëgg nga tamit loo xamante ni ak prix boo ama parce que gis ngeen ni ko grand bi waxee boo amee 150 000 da ngay am xar boo amee 200 300 jëm kaw yow yaa xam li sa poste attan boo fi ñëwee di nga am xar bi nga bëgg ak xar bu rafet façon bi nga bëgg yëpp am na fii mi ngi fii ci Sicap Baobab ci bergerie Galoya boo ñëwee ci ñaari tali yi di nga gis bâche bi nga xamante ni def na ko fi mbokk yi loolu la leen indiloon tey fii ci bergerie Galoya di leen jox dig daje ba beneen yoon Sénégal 7 jaa ngeen jëf.